nga ko léegi Moustapha infatigable combattant de la démocratie moom El Hadji Sidi Lamine Niass moom lañ nar a waxtaanee tey. alors Sidi Lamine déjà ginnaaw bi ñu santé Sénégal yi nga xam ne heure bu décembre tollee ci waxtu wile ñoom seen ñëpp seen xel dem Sidi Lamine Niass di ñaan ñu liñ koy ñaanal yëpp yàlla na ko fekk foofu la mu tëdd yàlla yokk koy leer ak yërmande. alors d'abord man damay retenir que ni Sidi Lamine dafa nekkoon déjà nit koo xam ne dafa transparent woon c'est-à-dire que du nit koo xam ne day wax lii ci biir di wax la ci biti. li nga dégg nii mu koy wax sànq bi ñuy démarrer di wax naan bàyyi naa diine ak jamono gisu leen ma ci studio yi gisu leen ma ci plateau parce que dama ko bëgg a bàyyi ak yéen. dafa ma fàttali benn wax moom ma sa wax fii ci bureau ñuy waxtaan mu ne ma man li may reprocher les hommes politiques sénégalais. moom Sidi Lamine Niass mooy souvent dañuy nekk ci nguur bañ koo bàyyi. mu ne moom Sidi Lamine mu ne xalaatuma di am 70 ans. di continuer di jiite Walfadjri. li ma xalaat man mooy fii ak at yu néew. dama war a transmettre le flambeau beneen génération. ñu yore Walfadjri di ko doxal. parce que xalaatuma dem ba yenn at yi di ko ne di jiite Walfadjri. ndekete bi muy wax loolu yàlla préparé woon na que ni li muy wax noonu yàlla jiitu na ko ci et également lu ci bëree bëri du ko fekke te loolu lañ nekk di dund nii. dama wax ne c'est un combattant de la démocratie lu tax parce que Sidi Lamine dafa bokk ci ñuy def li démocratie gën a soxla lépp solo. mooy démocratiser l'accès à la parole publique. l'accès à la parole publique li tax ma koy wax mooy. bu njëkk soo daan gis ku génn télé. boo deful ndànk boo ko gisatee déwén lay doon. gis kuy génn télé déjà c'est un problème muy journaliste muy animateur muy keneen. mais bi Sidi Lamine Niass amee télé Walfadjri juddu. ci nga gisee waxuma ngay gis ñoom Cheikh Tidiane Gomis ak Moustapha ak ñeneen à la télé tout le temps mais ci ngay gisee sénégalais yoo xam ne mësuñu xalaat ne ñoom gox ya ñu dëkk. danañ fa gis caméra bay génn ci télé di wax seen soxla. donc Sidi Lamine Niass xaarul réseaux sociaux yi ak Facebook ak WhatsApp ak yu demee noonu. pour jox sénégalais yi moyens yoo xam ne ku ci nekk sa soxla di nga ko mën a wax fa mu ne et ça dafa am solo ci wàllu démocratie parce que moom ci boppam dafa doon wax ne tant que nit ñi ngi am possibilité am fu ñuy exprimer seen naqar am fu ñuy takkee ay brassard rouge ñu koy filmer di ko wane ñuy wax seen naqar réew mi doo fi dégg xeex mais bis bu ñu demee ba amatuñu fu ñu waxee suñu naqar lenn rek la ñuy fajee suñu naqar mooy ku nekk jël yat jàkkaarloo ak sa morom te loolu moo justifier un peu la création de Walfadjri ak tous les combats yi nga xam ne moom la mëne ba agsi fi mu agsi te li jar a fàttali également moo di ne Walfadjri xëy na ñu koy xool de loin mën nañu yaakaar ne c'est comment est-ce qu'on dit ça c'est un fleuve tranquille mais Walfadjri n'a jamais été un fleuve tranquille parce que entreprise la boo xam ne bi ko boroom taxawalee ba jamono ji ñu toll amul at mu mas a traversé te traversé wul ay difficultés yu bëree bëri Walfadjri googu tax na Sidi Lamine sacrifié sa vie de famille tax na Sidi Lamine sacrifier ay bien wam parce que ñun ñëpp leer nañu xam nañ ko mën nañ ko waat tey que ni bari na ay bien wam yoo xam ne ci Walfadjri la suux tax na Walfadjri tax na Sidi Lamine sacrifier sa santé parce que ñun ñëpp Cheikh Tidiane mën na ko seede il nous arrivait ñu toog réunion ak Sidi ñu suñ bopp dañ naan mais présumé lu ko dal nga xam ne sa santé déjà daf ko doon sacrifier pour respecter ses heures de travail daana wax ne kenn du ko fi jiitu kenn du ko fi mujj mais loolu moom la daan dund tous les jours heure boo ñëwee Walfadjri fekk ko fi soo fi dee jóge boo def ndànk fi nga koy bàyyi ak te demoon na ba âge maytu koon mais teewul il a tout sacrifié pour que ce combat là mu doon mener à travers Walfadjri mu continuer di ko mener beneen bi mooy combat yi nga xam ne moom ci boppam mëne pour l'alternance au Sénégal waxuma nag bi mu nekkee étudiant que di mëne ay combat daana nett li lu bari lim defoon ci 1968 88 et cetera mais ñun li ñu fekkee rek mooy à partir de 2000 combat yi nga xam ne moom la Walfadjri mëne pour que l'alternance am Abdoulaye Wade ñëw au pouvoir su Walfadjri amul woon xëy na ak la rajo Sud FM ragal naa ne en 2000 pour Abdoulaye Wade gagner élection yi doon na jafe trop parce que c'était la première fois avec le téléphone portable bi nga xam ne Sidi Lamine moo ko indi woon ci la couverture de l'élection présidentielle c'était la première fois ñuy voté ci Sénégal ñu ne bureau sangam ci Parcelles Assainies voté nañ ba pare tëj nañ bureau bi à 18h à 18h15 nga toog sa kër dégg résultat yi et ça c'est grâce à Sidi Lamine Niass ak Walfadjri te loolu teewul
bi Ablaye Wade jógee ñëwee ci pouvoir bi rek dès que mu ñëw rek dafa am un malentendu bu installé diggante moom ak le pouvoir parce que Ablaye Wade dafa jàppoon ne comme Walfadjri ak Sud FM ñoo ko gunge ba mu jël pouvoir bi dañu war a continuer di ko gunge muy gouverner Sidy Lamine ne non man li ma gis mooy comme jël na pouvoir bi ñu dañuy dellu dem defiwaat suñu liggéey dem retourner dans son bureau ak ses studios commencé def liggéeyam te loolu ça n'a jamais plu au pouvoir de Wade te noonu la ko defee waat également en 2012 ñëpp ngi fàttaliku combat yi nga xam ne moom la Walfadjri mené pour que ñu tenir les élections à bonne date bul fàtte ne am na benn ngoon fii ñu ne Obasanjo ancien président au Nigéria yónni nañ ko fi en mission CEDEAO pour mu ñëw Dakar ñu ne dañuy discuter ak candidats yi lu ñuy def ba dàq élection présidentielle 2012 te boobu ñu ngi ci veille élection yi boobu je me rappelle Sidy Lamine jàllaabe la jógee këram daanaka ay dàllu carax ñëw fii jël antenne édition spéciale ne kenn du fi dàq élection yi bu ko fi Obasanjo waxatee nañ ko génne suñu réew élection yi dimanche dina am dinañ voté ji kiy gagné jàmm rek ay am te effectivement noonu la demee alors sacrifice yooyu dafa dem ba du point de vue parce que li may wax nii mën nga wax ne Walfadjri ak Sidy Lamine mais dafa am boo xam ne du point de vue personnel des sacrifices yoo xam ne moom Sidy Lamine Niass mi daf koo def alors mooy image yi Penda di wane d'ailleurs mooy keroog mi wax ne Obasanjo soit ñu nangu élection yi wala abal suñu réew alors noonu la demee ba en 2012 man après les élections de 2012 bi Macky Sall installé au pouvoir ñëpp dañu gis un conflit daal di juddu diggante wala boog un malentendu diggante moom ak le pouvoir de Macky Sall lu nekk le pouvoir de Macky Sall teg na ko ba man dafa am bés may wax ak benn kilifa bu jege Macky Sall lool mu ne ma li ma gën a metti Moustapha ma ne ko mu ne bokk na ci Sidy Lamine li mu daj pour que Macky Sall ñëw au pouvoir amul fukki Sénégalais yu ko daj ma ne ko waa c'est vrai parce que Walfadjri mu ne ma non waxuma Walfadjri Sidy Lamine Niass laa wax ci boppam mu ne ma Sidy Lamine sacrifié na alalam def na alalam dépensé def na xam-xamam def na relation pour que alternance amaat en 2012 Macky Sall ñëw au pouvoir bi ma waxee loolu nettali ma ci ay détails yoo xam ne du ma toog ci télé mukk di ko wax bés ñuy dox di dox ba ma ne xam nga journaliste nag soo ko waxee dara li mu bëgg rek mooy vérifier ko te fi ma ko benn vérifier mooy Sidy te mënuma ko laaj parce que c'est des détails yoo xam ne moom daf ko garte mus ko wax doomu aadama ba bés ci ay weer yi mujj ci dundama ñu toog ci bureau di waxtaan ba dugg ci yooyu rek ma ne ko Sidy man day diw wax na ma ne ma da nga def nangam ak nangam pour Macky Sall ñëw au pouvoir Sidy mu ne ma diw ak diw ñooy seede yi nii ak nii la demee te seede yooyu ñu ngi fii ci kër gi su ma neexoon tudd seen tur léegi yoo xam ne su ma la ko woon faabel da nga naan non c'est pas possible Sidy Lamine l'a fait pour que Macky Sall ñëw au pouvoir et loo ci gis bi Macky Sall ñëwee au pouvoir ki mu njëkk a song entreprise bi mu njëkk a song mooy le groupe Walfadjri te ki ma ko doon wax dafa ne ma li mu gën a métti mooy entreprise de presse yi nga xam ne tey ñoom la Macky Sall teg ci kaw lu ne mu jox leen ko li Sidy Lamine def pour mu ñëw au pouvoir boo ko doon diviser par junni defuñu benn ba kooku mooy Sidy Lamine Niass beneen bi mooy Sidy Lamine dama daan wax ne souvent c'est un analyste politique la parce que souvent man dama doon discuter ak moom ci wàllu politique bi yenn actualité politique yu amee ñu bari li ñu xamul mooy dañ daan dégg Sidy Lamine prononcé wu ci dara ñu yaakaar dafa jékki-jékki rek wax mais ñi ne ci kër gi xam nañ ne da daan consulter ay nit daana woo Ousmane Sène par exemple ak ñeneen di waxtaan ak ñoom sur l'actualité man daanam woo ñuy discuter si yenn question d'actualité yi nan la ko gisee yenn saa yi ñu d'accord yenn saa yi duñ d'accord man naa wax ne mën naa yëkkat sama loxo ne man convaincre naa Sidy ne ko bul def telle déclaration ça c'est arrivé ici bul def telle déclaration parce que dafa doon def déclaration sur l'actualité politique ñu ciy waxtaan yow mais finalement mu ne bon grave souvent dafa doon wax ne yéen seen jàng tubaab mi moo tax souvent ngeen di juum man li may wax ci ay faits concrets laa koy teg bi ma ciy jël exemple mooy en 2007 boobu Walfadjri mi ngi Sacré-Cœur dañu toog benn jour courant coupé mu ñëw guddi gi ñu toog di waxtaan comme courant coupé na te il faut ñu boucler journal boobu maa ngi Walf Grand Place ñu toog di waxtaan Sidy ne élection présidentielle 2007 Ablaye Wade da koy gagné premier tour ma ne ko Sidy loolu mënta nekk parce que élection présidentielle fii ci Sénégal nga gagné ko premier tour ak candidat yu ma gis yëpp mënta nekk mu ne ma on verra ñu dem Ablaye Wade effectivement mu gagné élection présidentielle 2007 premier tour 2012 il redit la même chose ne Ablaye Wade moom gis na day ñàkk Ablaye Wade ñàkk 2017 su ma juumul Oustaz Assane Diouf mën na ko seede ñu toog fii di waxtaanaat ci élection présidentielle 2019 bon ma ne ko bon man de li ma gis mooy élection présidentielle 2019 moom gisuma Macky Sall gagné ko au premier tour mu ne ma élection 2019 mënu ma ci wax ma ne ko lu tax mu ne ma non man bala may analyser damay dem Léona Niassène boo woowee Oustaz mu seede ko damay dem Léona Niassène su ma jugee Léona Niassène dem
ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ca Maroc su ma fa jugee dem Makka su ma ñëwee naa la wax kan mooy gagné ma ne ko Sidi kon yow da ngay buxaaba mu ne ma non mu ne ma non du buxaaba ay analyse la ay fait laa lay wax mais il faut ma def loolu par doog koy wax bi ñu jubee 2018 décembre 2018 yàlla moom ko bés ma toog rek ma ne Oustaz Assane mais est-ce que yaa ngi fàttaliku ne à chaque fois bu ñu daan wax ak Sidi ci élection présidentielle 2019 li ñu doon wax mooy moom gisul élection 2019 gisul ñuy élection en 2019 au Sénégal Oustaz mu ne ma peut-être li ko daan waral mooy horizon wu Sidi àggul woon 2019 dundu Sidi mënul woon romb 2018 moo tax doonul woon gis li nga xam ne moo doon xew 2019 donc kooku moo doon Sidi Lamine Niass koo xam ne il a consacré sa vie à se battre pour les Sénégalais parce que man mosuma gis Sidi Lamine mener un combat boo xam ne da nga naan intérêt rek moo tax peut-être intérêt wu Walfadjri parce que moo ko daan tax muy def li muy def mais li ci ëpp intérêt wu Sénégalais yi la woon te daana ko def fii ci Sénégal daana ko def feneen ci Sénégal nit nettali na ma ne li ma gën a jàppe Sidi Lamine Niass mooy lan ma ne ko mu ne ma ñun dañoo nekkoon Màkka di jaay benn aj ñëw naar yi sonal ñu lool jël suñu bagage ci lu nekk ñu teg ñu ko mais ba Sidi Lamine Niass wàccee aéroport ñu wax ko mu ñëw agsi jël rajo commencé wax ci la naar yëpp reculer ba sénégalais yi def lu ñu bëgg a def moo tax damay wax ne amul benn sénégalais amul benn communauté au Sénégal boo xam ne man nga waat ne man Sidi Lamine musuma jariñ ci àdduna nga xam wala nga bañ a xam te fi may jeexale mooy Sidi Lamine combattant wu démocratie la woon combattant wu liberté d'expression la woon combattant wu presse la woon mais Sidi Lamine dafa nekkoon nit koo xam ne également man li ma xam ci dundam mooy dafa amoon attachement particulier bu Sidi Lamine amoon d'abord ci Seydina Mouhamad mi nga xam ne défendre na ko ci ku ne d'ailleurs l'un des derniers combats yu Sidi Lamine mené mooy l'affaire Bakka ak Makka ndax bëgg gum bëggoon Seydina Mouhamad ak gëm gum ko bëm beneen bi mooy cër boo xam ne Sidi Lamine daf ko joxoon les familles religieuses au Sénégal ñëpp xam nañ Medina Baye way juróom ma fa nekk muy El Hadj Ibrahima Niass ñëpp xam nañ ne Léona Niassène la dëkk mais li ma seede fekk ko man mooy attachement bi nga xam ne moom la amoon ak toutes les familles religieuses bul fàtte ne la dernière conférence publique bu Sidi Lamine Niass def mi ngi ko defee Tivaouane bi mu koy def dañoo bànn mbagg mi ba mënta dox keroog daf bi mu defee conférence ba ñëw ma woo ko téléphone ñu ciy waxtaan daf ne Moustapha man de bi may dem Tivaouane dama ànd ak aadi ne ñaar moo mën a am su ma demee ba yéegal sama bopp xam ne mën naa wax mais su ma yéegalul sama bopp fi ñu koy defee ma xam ne mënumaa wax aadi wax te keroog koo gis bi muy dem Tivaouane xam ne ku sonn trop la mais comme joxe woon na fa kàddoom def na ko ndax respect bu ma amoon ci famille boobule respect boobu la amoon ci famille bu mel ne Touba man yónni nañu ñun ci Serigne Bara Falilou Mbacké boobu mooy xalif général des Mourides pour ñu koy yóbbul ay carte Walfadjri yoo xam ne sëñ bi dafa toogoon bu jàgg mu ne moom mënatul seetaan Walfadjri parce que amatul carte yi Sidi Lamine dégg ko jël carte yi ne nañ ko yóbbul Sidi Lamine Niass wax na ma dégg mu ne Moustapha man jàpp naa ne l'un des plus grands intellectuels sénégalais ma ne ko mu ne mooy Serigne Bassirou Mbacké ibnu Khadim Rassoul doomu mooy papay Serigne Mountakha Bassirou mi nekk xalif léegi mu ne ma jàpp naa ne mooy l'un des plus grands intellectuels du Sénégal mu ne ma mënoo xam Serigne Touba dëgg-dëgg te jànguloo Minanul Baaxil Xadim bi nga xam ne moom Serigne Bassirou Mbacké moo ko bind loolu Sidi Lamine Niass moo ma ko wax sama nopp may dégg Sidi Lamine Niass moo doon nit koo xam ne ñun toog nañu guddi boo woowee maam Biram Waj mu seede ko ñu toog rek mu woo ñu téléphone ne ñëw leen Walfadjri lu xew mu ne ñëw leen ñu ñëw mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa def benn audio wax ci sëñ Touba wax ju ñagas joo xam ne moom xalaatul dina ci kaw suuf ñuy wax loolu ci sëñ Touba muy dem muy bàyyi muy dem il faut mu défendre ko bés boobu je crois Pape Ndiaye la woo Pape Ndiaye moo ko bindal texte bi nga xam ne moom lañ publier ci Walfadjri ci loolu donc kooku mooy Sidi Lamine un homme multidimensionnel koo xam ne chaque sénégalais mën nga toog fi nga toog ne jariñ na ma ci nangam te sénégalais bi ci jiitu fi mu nekk tey mooy le premier des sénégalais muy le président Macky Sall alors coach maanaam wax na li gën a li am solo ci moom li may jàpp rek moom mooy gis nga man li may jàppee nit mooy nit boo xam ne démb ni nga mel démb maanaam doo ko changer xam nga comme ni ko Moustapha waxee Sidi Lamine mënoon na bu doon rek pouvoir dafa bëggoon pouvoir di ànd ak pouvoir comme yenn patron de presse yi kon tey jii Sidi Lamine comme ni mu koy waxee après l'avènement de Diouf kon Sidi Lamine mënoon na dugg carrément dégg nga di jël média am di jàppale li nga xam ne mooy pouvoir mais gis nga automatiquement mooy ligne ay nit dañuy toog rek man di ma naan
Sidi Lamine kenn mënu kaa reprocher dara parce que xam nga lu tax moom peuple bi la fi nekkal moom tey jii mën na yaakaar ba yow nga yaakaar yow la kiyal ba yow nga falu waaye ba saa mu ne ñu delluwaat place am comme ni ko Moustapha waxee kon man defe naa ne ñu ci bare dama ko xam ne dañu war a inspiré ci maanaam modèle xam nga moom ci jëmmu boppam am na ci ay affaires yoo xam ne am na fi événement yoo xam ne am na fi man ci côté boobu sax man la may kii comme Moussa Wade mu koy di naan diw mooy gagné xam nga man nit ki man foofu la ma jaaxale non au nom de Dieu man foofu la ma jaaxale day ñëw bu wax ak yow nii li muy wax ak yow dégg nga dalay naan lii mooy am man ci dama koy souvent damay répéter dama ko tàmm di koy répéter ba nit ci mais man fi ma njëkkee jaaxalee c'était en 2015 maa ngi koy waxaat souvent 2015 mun na mooy par sama ordre de mission pour ñu dem CAN Coupe d'Afrique des Nations temps yi Alain Giresse moo yoroon équipe bi ñu toog ni di dem ba ñuy joxe kii noonu maa ngi ak Faye maa ngi ak Fall ñun ñëpp ñu toog noonu rek di kii noonu bi sax mu ne ma waa Gomis waaw Coupe d'Afrique waaw xam naa ne de yéen a ngi dem yéen a ngi ñëwaat mu ne ko waa mais président mu ne ma looloo am de doo leen fa yàgg de et ni mu waxee boobu la ñuy toog premier tour tu as vu ñetti défaite voilà waaw xam nga loolu moo lay wane nit ki moom day wax loo xam ne kiiwul comprendre nga di wax saa yu nekk mooy li muy kii bu toogee réunion ak buy wax da ngay jéem a xool Sidi li muy wax parce que da lay wax li nga xam ne li na moom moo nar a ñëw dégg nga mu nekk koo xam ne ci côté boobu loo xam ne vraiment war nañ ko delloo njukkal ci loolu surtout la population tey jii xooleen Walf rek économiquement xooleen Walf par rapport ak ñeneen ñi am na ñoo xam ne économiquement ñoom ils sont comme ça parce que xam nga parce que ñoom déedéet ñoom peuple bi doo mais moom daa jox boppam peuple bi waaw lu mu ci am mu jël lu mu ci am mu jël amul sax amul xooluti lii xooluti laa et defe naa ne ñun ñii ñëpp surtout les responsables dafa mel ni loolu la ñu inculqué xam nga dafa am benn jour boo xam may waxtaan ak Ousmane Sène ne ma may kii bu sax mu ne non loolu du xam nga taxaw Ousmane Sène dafa taxaw dafa mel ni Sidi moo doon wax dafa taxaw carrément bu sax mu ne non lii souvent damay dégg Moustapha di wax ne Moustapha di naan non gis nga waxuñu maanaam li nga xam ne moom la fi Sidi ni mu meloon loolu ñun waxuñu ñëw bu baax di koy wàcc mel ni day mel ni maanaam moom jugee na fi ñun dañuy def lu neex moom mi souvent dama koy dégg ci ay wax mu koy wax mais c'est comme ça ñun noonu la ñu war a def ak maanaam kiiwu Sidi Lamine mu nekk koo xam ne man vraiment man dafa nekk nit koo xam ne man ci man dafa mel ni man dafa ma defar ci métier bi waaw man dafa ma defar ci métier bi noonu la coach bari nañu mu defar ci métier bi Moustapha may fàttaliku bi ñuy doog a yegg si dama taxaw ñu jox ma micro ma ne leen Sidi Lamine Niass ndabal booli la su la ko yàlla joxee nag daf laa séddale loo ku weddi rek taalal sa télé macha allah te defe naa ni loolu Sénégal yëpp d'accord nañ ci dañuy faral di wax naan boo duggee France français yi dañ lay wax ne la ban diplôme nga am nga dem Amérique ñu ne la lan nga mën nga ñëw Sénégal ñu ne la kan moo ñu boole Sidi Lamine Niass nag dafa adopté woon moom ci américain bi moom mooy ñun bokk suñu chance bi ñu ñëwee xoolul lu ñu jàng xoolul suñuy diplôme def voilà xoolul foo dëkk alors man def naa ci télé bi 2 ans yoo xamante ne su Sidi Lamine yéegee ma wàcc su wàccee ma yéeg jamais du ma dajeek moom parce que dama doon gis benn nit pour man boo xamante ne forte caractère boo am bu mu amoon
mais yàlla dafa ma nattu benn jour rek damay dajeek moom ci escalier yi may wàcc muy yéeg mais bi ma nee yëmu daj ci moom ma xam ne tournée mënatul am waaye bi mu jaaree sama tur ba nuyu ma jàmm sante ak temps bi nga xamante ne ni jël na ko dama mel ni dañ ma sotti ndox parce que li ma doon xaar ci moom dama gis lu kawe ci ni nga xamante ne ba ci gardien yi amul woon nit koo xamante ne nii suufeloon na ko ci biir kër gi ñëpp la téewoon ba pare bàyyi la di la xool ak di la sañal ci sa liggéey di la encourager. non mais gis Sidi Lamine rek Fabel. pour nga résumer. méritu Sidi Lamine. mooy da ngay xool nga ne ñan ñoo def Walfadjri ak Sidi Lamine. nga ne Tidiane Kassé. ñoom Abdou Latif Gueye. ñoom Mamadou Ibra Kane Abdourahmane Camara. ñoom Mbaye Sidi Mbaye. ñëw Mame Less Camara. ñoom Asma Demba Ndiaye. ñëw ba ci ñoom Mamadou Ibra Kane ak ñu may fàtte Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ñooñ nga xam ne ñoo jaar ci Sidi Lamine. tey boo leen génne woon ci presse Sénégal. presse bi tëj. C'est clair. Cela veut dire quoi que ni contribution aussi de Lamine. ci presse au Sénégal boo ko ci dindee y a plus de presse au Sénégal. C'est ça la vérité. te loolu def ko di ci gagner ay milliards yu muy denc. man je suis convaincu que ne li mu ñàkk ci Walfadjri su ko doon denc Sidi Lamine milliardaire lañ koy woowe mais il n'est pas Sidi Lamine n'est pas mort milliardaire. nekkoon na koo xam ne également daf doon wax souvent di répéter ne ñaari njaboot la ko yàlla jox. mooy njabootam gi muy bàyyi ci këram suy xëy ak nga xam ne moom lay fekk fii nga xam ne l'essentiel de son temps ñoom la ko doon passer. moo tax damay wax très souvent que les gens yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Walfadjri mooy ñi fiy liggéey ak ñi ko jiite actuellement. mérite bi ñu am mooy 2 ans après le décès de Sidi Lamine. ñu yor benn kër goo xam ne ñëpp xam nañ ne un homme comme Sidi Lamine fu mu jógee. ku ko bëgg a yore di nga sonn. fu mu jógee ñu ko bëgg a yëkkati faaw ñu sonn. mais 2 ans après le décès de Sidi Lamine très franchement. mérite ñu fi nekk muy ñi fiy liggéey ak ñi ko jiite et tout seen mérite d'abord mooy. toog seen place kenn déggu leen ci dara. di def seen liggéey en toute discrétion. nekk ak ay difficultés yu metti mais kenn déggu leen ñu jooy ko fenn. loolu c'est important et je pense que Sidi Lamine le mérite. Sidi Lamine ne méritait pas. su amoon dina jaaxal ñu bari. mu jóge fii 2 mois 3 mois ñu ne kër ga tas na. et ça vraiment lu ci nit man pour di ko sacrifier. loo ci mën ba sa doole parce que doole rek la fu mu yem nga xam ne fa la yem. dañuy continuer di ko def. leneen li mooy Fabel Sidi Lamine dafa nekkoon nit koo xam ne. dafa doon wax très souvent espoir bi mu am ci le peuple sénégalais. surtout la jeunesse sénégalaise. am na benn voix bu ñuy teg très souvent buy wax ne Walfadjri yeewu na ca kanam et cetera dem ba ne pour wax ndaw ñi nga xam ne ñoom ñooy bëtt géej gi di wuti Europe. fekk ne yaakaar ne fa la teraanga rek nekk ñooy leen teraanga am na fii ci Sénégal fii ci Afrique. mais loolu mooy l'actualité. ndaw ñi ñu ngi bëtt géej gi ba tey dem. pourquoi parce que yaakaaratuñu. teraanga fii ci Sénégal yaakaaratuñu ne mën nañ tedd fii ci Afrique. daana wax na ma plusieurs fois ma dégg mu ne ma parce que très souvent da ngay waxtaan ak moom ma ne ko si da ngay sonal sa bopp rek Sénégal gi nangam ak nangam. mu ne man du ma désespérer mukk ci Sénégalais yi. plusieurs fois man wax na ma ko mu dégg mu ne du ma désespérer bugg Sénégalais yi parce que à chaque époque de l'histoire du Sénégal Sénégalais yi taxaw nañ taxaw bu am fulla boo xam ne da ngay xam ne peuple bi digne la. peuple la boo xam ne mën na muñal ay njiitam lu bëree bëri. mais yenn saa yi ñu toog ne ko arrêté la. def nañ ko en 68. bañ doon wax ne pratiquement le pouvoir est dans la rue. en 88 am na fi. 2011. ñëpp a ngi fàttaliku les événements du 23 juin ñan ñoo ko def ay sénégalais ñoo ko def. Sidi Lamine très souvent loolu dox ne moom de du décourager mukk ci sénégalais yi. te sa message là. moom la doon jox ñi ne fii ci biir di liggéey. moom la doon jox ñi nga xam ne mooy les sénégalais notamment les immigrés ñi nga xam ne ñooy mbëkk géej gi fan yi di dem Europe. mais loolu c'est important et je me dis simplement que ni lu baax la ñu koy fàttali sénégalais yi tout le temps. di leen fàttali kan mooy Sidi Lamine di leen fàttali c'est un sénégalais boo xam ne naña seen la dëkk jànge ci daara tabax entreprise de presse boo xam ne boo demee Afrique wëral fu la neex soo wàññee fukki entreprise de presse yu mag ci Afrique da nga ciy boole Walfadjri et ça c'est son mérite de l'avoir fait parce que ñu bari dañu yaakaaroon ne soo jàngul ci lekkoolu nasaraan yi mënoo taxawal entreprise bu mel nii te pourtant taxawal na ko te kenn du wax ne
ci loxo Sidy Lamine la war Fadjri naax saaye. naax saaye xam moom nga kay dañ naan damay ëllëg ci loxo Moustapha Diop la naax saaye. wala ci loxo Cheikh Tidiane Gomis la naax saaye. mais loxo Sidy Lamine Niass moom ci la war Fadjri naax saaye. nit du ko dégg ci àdduna. xam nga coach damay dëggal li Moustapha wax léegi rek bala ma lay jox dafa wax léegi ne musul woon découragé ci sénégalais yi ma di ko dégg nag ci say waxtaan yow parce que des fois ñu wax ci politique ñu ne la bu fi diw jugee ku fiy toog alors loolu da nga koy daal di bañ yow ci saa si donc loolu ñu gis ko li coach doon wax léegi ne am na loo xamante ne daf ko def ci ñi muy liggéeyal. voilà ba léegi dafay am na leneen loo xam ne man loolu moo ma gën a impression parce que man yàgg naa ci presse Sénégal. patron de presse yu bëri xam naa leen. quel que soit gis nga moom bu la demee ba jox la confiance. bu la joxee confiance. xoolal amul keneen jugee fële ñëw wax. ba moom mu ne la maanaam censuré. man noonu sincèrement damay xam nga man loolu moom parce que. am na fi ay patron de presse yoo xam ne. dégg nga bu amee benn affaire bu ñu leen wooyee. ñu ñëw ne Moustapha lii bu ko waxati lii bu ko def ou bien lii bu ko bindati man boog man gisuma dégguma foo xam ne à chaque fois moom mu kii ko damay daf fi am ay affaires yoo xam ne day am dafa am benn affaire boo xam ne daf fi amoon mooy que man bi may ci télé bi temps yi Mbagnick Ndiaye moo nekkoon ministre des sports bon Mbagnick Ndiaye man ak moom dañoo cheminer ci sport bi xamante nañu Mbagnick Ndiaye bi muy kii loolu Mbagnick Ndiaye bokk naa ci journaliste yi ko njëkk a woo biñ koy fal ministre des sports mu ne ma loolu ci xalaat ma ne ko da ngay échoué bi loolu amee yooyu nag ma doon souvent may répété souvent may wax saa yi nag may wax Mbagnick Ndiaye mu ngay dem nangam mais Mbagnick Ndiaye moom moo woo Sidy Ousmane Sène sama témoin la moo woo Sidy naan ko non Cheikh Tidiane Gomis day acharné wu sama kaw mais xam nga bu doon keneen bu doon beneen patron de presse day ñëw ne ma Cheikh Tidiane arrêté lii diw bu ko defati lii mais du ko def non si Cheikh yaa mieux que ça sax waaw gis nga Sidy li ngay wax nii xam nga bi Mbagnick Ndiaye ñëwee wax ko loolu waaw mënoon na libéré la ci combat bi sa seetaan la waaw mais Sidy yu mel noonu su amee day jël combat moom laa lay wax waaw bu faabe loxo ji bi gën a mag ci war faj ba tax nit ñëw dem ci moom boole Fab pour attaquer ko moom day fàtt ne Fabel moo ko wax day jàpp ne moom moo ko wax voilà léegi nag problème bi kay après dañ koy lijjanti entre yow ak moom mais moom day jàpp ne le problème wax Sidy mësuma gis parce que ñu bari dañuy juum ci loolu ci Sénégalais te ñu bari war nañ ko ci baalu àq parce que Sénégalais yu bari da ngay dégg en tout cas ñu ne ci politique bi ñuy wax ne wéy Walfadjri day acharné wu contre diw parce que Sidy moo leen ko sant man maa ko wax fii man Moustapha Diop Sidy Lamine mësuma woo mbaa nii ci téléphone nii ci bureau ne ma dalal ci kaw diw mësul am te gisuma fii ci Walfadjri ku ne ma Sidy moom ma sa woo ne ma dalal ci kaw diw amul Sidy du ma gis ku ne ma moo ma woo ne ma tàggal diw bëri yàggul dara dafa am benn waay bu ma ko wax sama benn xarit dafa ma woo ñuy waxtaan mu ne ma man daal je ne comprends pas ma ne ko mu ne ma temps yi daal dama gis ne Walfadjri tir groupé ñëpp da ngeen di acharné wu ci kaw Idrissa Seck Sa Ndiogou di wax fii Moustapha Diop di wax fii Cheikh Tidiane Gomis di wax fii mais man pourquoi yéen ngeen jekki-jekki rek yéen ñëpp àndandoo di ko ma ne ko leen da laa xamal mu ne ma ne ko mësul am ci Walfadjri bi Sidy Lamine di dund te amul bi mu yëg bi mu dundatul te su amoon naa ko yëg parce que defe naa ne nag lu fi xew daan ma woo wax ma ko mësul am ci benn réunion bu nit toog wax ne Idrissa Seck lii wala laa mësul am dëgg la mësul am mais te bi muy dund tamit mësoo gis mu woote réunion ne nit ñi toog mu ne temps yi moo dama bëgg ngeen dal ci kaw Macky Sall bu baax man de mësuma ko wax non kaay dem la beneen te mësuma dégg mu ne nañ dal ci diw te leneen li ci loolu lay daaneele Cheikh Tidiane moo di ne Sidy li ma gën a taxoon ma jox ko respect trop mooy am na combat yoo xam ne su ko doon mënee su ko neexoon mën na woo Moustapha Diop wax ak moom ne ko nangam ak nangam dafa menacé Walfadjri rek yooyu su boobaa sa conscient professionnel xëy na mën na la may nga dugg ci combat bi mais Sidy ses combats moo koy mëneel boppam ba mu jeex soxlawu ci ndimbalu kenn xaaral Moussa dama lay yokkal ak lu mu mënti doon nag damay yokk beneen Moussa ñëpp xam nañu man sama position par rapport ak Aliou Cissé je suis trop critique envers Aliou Cissé mais xamu leen ne que Sidy Lamine nijaay Aliou Cissé la ñu ci bëri xamuñu loolu man moo xoolal Aliou avant que Aliou Cissé di ma koy wax Sidy Lamine moo ma ko njëkk a wax
nii rek ci bureau bi ñu daje nii rek leneen laa fa doon def rek ba sax mu ne ma waa Cheikh Tidiane ba sax mu ne ma mais yow xanaa kii Aliou Cissé sama doom la. mu expliqué ma relation bu yoo xam ne bu sax mu ne kii man nijaayam la. nangam wax noonu. rek bu sax mu ne ma déet nag. sa liggéey la de. man bul kii ne sa liggéey la. sa liggéey ngay def yaa ngi liggéey sa liggéey. yow mii yaa ngi def yow sa conscience demal ak sa conscience. waaye daal man daal non dama la ko doon wax nii rek. Aliou Cissé ci boppam. benn jour ñu daje nii mu wax ma ko mu ne ma yow. mais yow kër googu xanaa xamoo ne kër googu sama kër la. sama papa moom kër gi. Sidy Lamine nangam. xam nga ba bu nekkoon keneen lu may wax bàyyil Aliou Cissé bi ngay kii. mais waxu ko donc xam nga mooy man li may wax dama ne bare na fii patron de presse yu nekk fii yoo xam ne dañuy immiscé wu ci liggéeyu seen reporters yi di leen di wax ne déet bàyyil fii bàyyil kii waaye waaw foofu baaxul waaye déet noppil waaye bul wax li waaye moom c'est pas son problème courtoisie parce que mën nga nekk koo xamante ne da ngay jiite groupe de presse ba pare am ay employés mais nga doo am benn courtoisie wala booy waxee ñoom ngay waxee ñoom de manière boo xamante ne du nekk lu neex te moom noonu la meloon ci courtoisie am ci humilité am dafa nekkoon ku modeste parce que mënoon naa jaay boppam nu nekk mais ci ay employé noonu la meloon voilà donc parce que am nañ expérience yoo xamante ne dund nañ ko ci ak moom bu la xamul sax bu fekkee bu la jékkee gis sa dégg la rajo bi rek sa début donc nga gis ko mu ñëw di nuyonteer yow ne la nag yow yaay ki may dégg yooyu yëpp moom mooy wane modestie ki nga xamante mooy El Hadji Sidy Lamine Niass di courtoisie parce que un jour je me souviens benn exemple rek fauteuil Diine ak Jamono yu bees ma pare ñëw tëdd si fajar gi rek xam nga des fois moom mooy loolu ma tëdd si léegi Babacar vigile bi nga xamante ne mi ngi fi nee na ma tey rek la ñuy xam yow nga bu fay tey bees yi nga dem di ci tëdd ba président nga gis ko mu ñëw nuyu ma nag ça va nag sa bopp day metti wala kon mu nekkoon nit ku am yërmande parce que bu doon keneen mën na la jàpp yuuxu la wala fi nga tëdd di ay tey bees ñu koy defee mu ñëw waaw mais mu lay laaj nag ça va nag amoolu la metteet yooyu yëpp donc ma retenir ci nit ki muy nit ku baax ku am yërmande malgré ak ni nga xamante ne aura bi nga xamante ak daraja bi ko yàlla mayoon noonu la meloon looy retenir ci moom dina bëri vraiment di wax si moom vrai aussi mu nekk papa parce que da doon bu la gisul sax Ousmane Sène mën na ma seede fa mu nekk nga gis moom woote laajte lan moo tax ñëw loolu yëpp da ko doon def aussi ba ci sa côté ménage sa côté famille boo amee problème sax nee na maa ngi lay xaar sa bureau pour waxtaan ci ak yow at yëpp kon donc muy nit koo xamante ne du woon employé kese nga doon ci moom mais day am fu mu la teg foo xamante ne da nga naa mën sa àgguma fa voilà ak noo mënti toll bien que yow da nga ñëw joindre benn groupe voilà mais noonu fi mu la doon teg daal mu ngi noonu boo koy fàttaliku si El Hadji Sidy Lamine Niass même boo bokkutan moom deret mooy lu ñuy wax rek suñu kii da suñu employeur la waaye da ngay mel ni ku bokkan nit sa famille la waaw loolu la te ñëpp la muy ku nekkut fi liggéey fi yéen ñëpp da ngay gis koo xamante ne danaan le jour bi nga xamante ne moom la président génne àddina ni mu ko marqué da ngay gis ñu koy dundee day mel ni ku bokkoon ñoom deret nga xam ne kon Sénégal moom moo ñàkk ku rëy kon décès bi wane na ko seul combattant bi nga xamante ne Moustapha bind nga ko fii maa ngi fàttaliku léegi keroog ba muy donte patron de presse la waaye keroog ba ngay xamante ne dafay xeexal presse bi yëpp mu jaral ko mu def marche ñu jugee je me rappelle waaw ñu ànd ceeg moom pour défendre waaw pour ñu sëy dégg nga pour ñu bañ ko jox rek kenn na ko ñëpp am ci loolu la doon xeex bi ñu tëjee Sud FM ndaxte boobu dañu defoon benn entretien ak Salif Sadio ñu tëj Sud FM Sidy Lamine Sud FM la dem jël lépp lu fay ay son jëngal tout ñëw indi fii ci Walfadjri juróom boo taalee Walfadjri da nga yaakaar ne Sud FM mooy wax Sud FM ngay dégloo fii te boobu je crois que patron de presse yi koy def Sénégal amul sax du ma ne bëriwul mais amul ça n'existe dañu am fit bi alors di ci profiter rek pour jeexal wax dëgg yàlla di ziar madame Guirassy Fati nga xam ne moom ci soppewu Sidy Lamine Niass la bokk à chaque fois ñuy wax ci moom elle fait des témoignages comme ça et sama xel ne ci également Mafal Thiam benn sëriñ daara bu ne ca Kaolack Léona Niassène mais également Ansoumana Dione bu Tëngéej mu ne Sidy Lamine moom li mu jàpp Sidy Lamine mooy respect bu mu amoon ci ñi nga xam ne seen xel dafa wàññeeku te moom comme c'est ça son combat et que il dit que Sidy Lamine ku joxoon cër ñooñu la doon
porter waale seen voix. je crois que loolu seede mënu ko wees. voilà. macha allah Moustapha waxtaan bi am na solo. xam ne wax nga ko un homme multidimensionnel. buñ koy waxtaanee xajul ci waxtu xajul ci ñaari waxtu waaye xëy na dañ ciy sof rek la ñu mën am na ñu toog seen kër fu mu ne nii ña ngay wax loo xamante ne bu ñu toogoon fii ci télé bi wax ko sénégalais yi dañuy daal di gën a wax eskay ñun ñoo fi nekk ñun la ko yàlla nattoo ñu jaajëfal la bu baax a baax Moustapha ci li am solo li nga xam ne jaajëfal bu baax a baax di nuyu benn waay bu tudd Diallo nekk ca Congo Congo ca Congo moom it mi ngi seetaan waxtaan bi di ko bëgg Sidi Lamine Sénégal mënoon nga tey bu la neexoon su ma amoon liste ñaata lañ 16 millions de Sénégalais ma toog fi di leen lim benn par benn ce sera la même chose voilà ni ma ko waxee sax à commencer par le président de la République amu ci kenn koo xam ne amul benn reconnaissance boo xam ne am na ko ci Sidi Lamine Niass à un moment de sa vie nga xam ne soit Walfadjri taxawu na ko wala Sidi Lamine Niass ci boobu taxaw na bul fàtte ne ñi ngi nekk ci jamono télé yi souvent ci événement religieux yi li ñuy xëccoo mooy direct bul fàtte ne bi Sidi Lamine Niass di direct màggal Touba je ne sais pas boo xam nit ñi ngi koy fàttaliku c'est le premier événement religieux bu toll noonu bu une télévision privée bu une télévision directe sax parce que bu njëkk bu ñu daan dem màggal Touba par exemple dañuy dem màggal RTS jël bande yi jël un mois après pour monter ko man am sax benn année bu Sëñ Abdou Lahad Mbacké doon wax ne su fekkee ne nii lañ ko bëgg a wéyee buñ mën naa yemale rajo Sénégal ak rajo ba ca Mali ñëpp a ngi fàttaliku loolu mais bi Walfadjri juddoo mais ñoom ñoo njëkk a direct Walfadjri màggal Touba bul fàtte ne booba Sidi Lamine Niass waa Al Jazeera la defoon collaboration ñi ko doon def référence ñi nga jege woon Mauritanie mais ay millions yu bari la ci ñàkkoon pour direct màggal Touba tey jii buñ demee ba màggal Touba gàmmu Tivaouane gàmmu Léona Niassène gàmmu Medina Baye gàmmu yeneen ak yeneen ñuy xëccoo di ko direct mais nañ ko santé d'abord El Hadji Sidi Lamine Niass Koumba Abdallah jërëjëf Moustapha ñuy wax ñu profité ci àjjuma ji rek tey bu ñu jullee ba pare bu ko kenn fàtte na ñëpp ñaan rek ñun ñëpp ñaan xeebu ñun benn ñaan na ñëpp ñaan rek ñu yéene ko yéene waale ko mboole mu jullit ci nga xamante ni ñoom ñoo jiitu day Moustapha jaajëf merci beaucoup vendredi prochain inchallah rabbi ñu waxtaan yeneen actualité alors ñu daal di dem régie fekk fa Charles René Fall Adjaratou Penda Diallo Gueye jël suñu rubrique sport pour Max il fallait le matérialisme moo tax jëlee na le matérialisme ci